salaam sama gaay yi di nuyu ñëpp di sant ñëpp di leen jox seen wàccuwaay fépp fu ngeen mën a nekk ci àdduna bi rawatina sama jàmbaar yi di diaspora bi nga xam ne kenn du ñoom ñu ngi leen di ziaraat bu wér a wér di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ngeen gën a jàpp rek waaw li weesu moo ëpp li ci des waaw ñu gën a góorgóorlu ba objectif yi ñu fixé woon ñu mën ko atteindre ci suñu sago loolu yàlla mën na ko yàlla def ci kàttanam gannaaw wane yitte bu mat sëkk ak paste bu mat sëkk ci doxalin bi ñu ngi santaat yàlla beneen yoon daa iman mu gën ñu kàttanal gën ñu dooleel ba li nga xam ne moo des pour ñu réussir mission bi suñ borom dimbale ñu ba ñu yeggali ko suñ sago yàlla mën na ko attan na ko yàlla ñu ko yàlla defal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw sama gars yi gëjoon ngeen maa dégg mais newoon ci liggéey bi rek waaw ma liggéey bi moom tool la quoi moom romb na waar sax tool la boo ci nekkee moom da ngay dem ba mooy loolu mais sant yàlla rek loolu yëpp dañ koy def pour servir notre pays dañ koy def pour la patrie nga xam ne devoir la pour citoyen bu nekk nga servir sa réew peu importe lu mu lay coûter mais nga def ko parce que da nga ko war a def ndax génération bu nekk dafa am mission yam soit da koy accomplir wala mu trahir ko voilà ñun nag dañoo bëgg a bokk ci génération bi nga xam ne dañu accomplir seen mission ba pare boole seen bopp ci taarixu àdduna ñun ci loolu lañ nekk te incha allahu rabbi suñ borom dinañu defal ndam bu sax dàq incha allahu rabbi waaw bu loolu weesoo sama gars yi ñu ñëwaat tey ci mooy même combat bu ñu nekkoon contre l'impérialisme de l'Occident bi nga xam ne après 300 ans d'esclavage jël suñu maam yi vraiment jëf joo xam ne luñ ko sax jëf waxumala ak nit mais ba ñu weesoo ci 300 ans d'esclavage ñu ñëw ci colonisation 100 ans presque de colonisation ñëw continuer même seen jëf ju bon jooju ci suñuy maam ñu jugee ci 100 ans de colonisation bëgg a ñëwaat ci néocolonisation boo xam ne ñoom dañu bëgg mu durer pour 1000 ans te ñun ñu ne leen néocolonisation boobu noonu day dakk nekkatul loo xam ne lu mën a continuer la ndax africain yi duñ nangu loolu lu yàgg plus particulièrement France mi nga xam ne moom dafa yéeg Afrique rek ne du leen wàcc parce que comme porte-monnaie ci continent africain bi la nekk bëtam ak xelam ak xolam yëpp daf ko jël teg ko ci continent bi ne du ko wàcc léegi continent bi nag am na ay doom yoo xam ne ñoom pare nañ ñoom pour joxe seen bakkan pour défendre seen continent ba seen alal ak seen moomeel ñoom ñu jëriñoo ko mais pas ay colon ñëw di foqati lu ñu yor parce que France li muy def Afrique c'est de l'agression quoi agression dëgg la France di def Afrique te agression boobu noonu dafa war a arrêter parce que Afrique ay état yu souverain lañ amul benn leçon bu ñuy xaar ci France bépp xam-xam bu ñuy développé bu mën a développé dëkk am nañ ko africain am nañ ko donc xaaruñ dara ci France au contraire France mooy am lu muy xaar ci africain yi te loolu noonu combat boobu noonu dañ nekkoon plus de 2 ans ci lañ nekk tey te incha allahu rabi ci kàttanu Yàlla ci la ñu nekk suba yàgg naa leen wax ma ne tey boo ñu bëri sax duñ ci rendre compte mooy que heure añ bu jotoon bañ tegal la bool yaa xam Sénégal yaa xam fu sa doole tool ak noo mënti mel
mais le minimum de jën coof dina am si sa bool. mais léegi nañu wax ban sénégalais rek ñaata sénégalais ñooy toog heure yi añ seen bool am jën coof. doo ko sax gis parce que tout simplement cher na cheraay boo xam ne léegi nekkatul ñëpp ñoo ci am accès. te loolu dara waralu ko lu dul géej bi nga xam ne suñ géej bi nga xam ne jël nañ ko li nga xam ne moom la sénégalais waroon dundee ñu jël ko jaay ko Union européenne à des prix dérisoires, prix yoo xam ne tekkiwul dara. ñu jël ko bazarder suñ géej bi doon Union européenne ak chinois yi ñu ñëw sa waaye jën yu baax yépp ñu jël ko dem yóbbu ko seen dëkk di ko transformer bàyyi fii sénégalais yi ñuy lekk ay yaaboy. loolu newoon nañ leen combat boobu noonu du lu ñuy nangu du lu ñuy accepté ndax licence de pêche yu ñuy jël ak les licences de pêche frauduleuses yi nga xam ne dañ koy jël di ko jox ay soi-disant même des entreprises sénégalais fekk ay étrangers ñoo nekk si gannaaw. tappale yooyu noonu yëpp loolu day arrêté loolu day dëj parce que loolu nekkul lu ñuy accepté lu yàgg. gannaaw buñ bazardé suñ géej ba pare léegi instant bi nii Union européenne dañ nekk dos au mur parce que guerre Russie ak Ukraine bi daf leen andil ay problèmes yu mag a mag ci li nga xam ne ci dépendance bu ñu amoon ci gazu Russie bi nga xam ne moo leen doon permettre ñoom Europe dañ ci doon jëfandikoo lu bëree bëri. comme léegi Poutine daf leen fermer robinet bi foofu léegi ils sont obligés ñu wut ay alternatives pour mën ci génn si la leen seen jot ak seen xalaat mais orienté vers Sénégal comme xam nañ ne Sénégal instant bi nii mu ngi exploité gaz ak pétrole te yàlla def na ay réserve yu yaatu ci Sénégal am léegi ñu bëgg a ñëw vers Sénégal pour que robinet boobu noonu Poutine fermé leen ñu ñëw mun ko am au niveau du Sénégal. ñun suñ problème c'est télécré si point boobu gaz kenn du ko lekk kenn du ko naan soit da nga koy jëriñoo après li ci des nga jaay ko déjà code pétrolier ak lépp lu jëm ci pétrole gaz ak lépp code bi c'est-à-dire que code boobu sax la ñu waroon njëkk attaqué parce que yow suma waaye munoo moom sa pétrole ba pare ay nit jugee fële ne dañ koy exploité ba pare bëgg a jël les 90% yow mi nga xam ne yow yaa moom pétrole bi yow ñu ne la 10% nga ci am loolu xel moo njëkkul sax nangul loolu te loolu les pays producteurs de pétrole yëpp surtout en Afrique ñoo waroon mobiliser wu pour attaquer code pétrolier boobu gars yi tëggaat ko ay code pétrolier yoo xam ne pays producteurs de pétrole africain yi dañ ciy gis seen bopp mais pas ñu leen ñu mosal ay 10%. même 10% yooyu noonu sax ñu yor les occidentaux là 10% yooyu sax bu ñu ko mënoon foqati dañ koy foqati léegi Union européenne ñu ngi ñëw Sénégal pour bénéficier wu ci gazu Sénégal bi gaz yu nekk ñu ngi koy def Macky Sall pour que mu mën leen signer ay contrat yoo xam ne dinañ mën a bénéficier wu ci gaz bi. Comme Macky Sall moom il est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir lépp lu ko tubaab yi wax rek pare na pour signer ko pare na ko pour def ko rien que pour se maintenir au pouvoir ba tax na Union européenne ñu ngi jaabante di ñëw di jokkoo ak moom de gauche à droite pour am accès ci gaz bi Sénégal bi surtout bu Saint-Louis bi nga xam ne presque li muy produire c'est énorme presque c'est mun nañu wax sax 15 millions mètres cubes les produire par jour ci niñ xayma yàggaay bi nga xam ne réserve yi am na ko mën na dire presque plus de 270 ans ci bés bu nekk ngay pomper presque 15 000 mètres cubes ci gaz donc xam nga ne loolu lu énormément loolu lu bëri la. léegi Union européenne ñu leen wax ne ñun Afrique nekkuñ fi pour di leen dundal Afrique dafa nekk pour dundal ay doomam mais pas pour di dundal Union européenne wala qui que ce soit gaz boobu noonu Macky Sall lépp lu mu ci signé rek nga xam ne loolu dina ko engagé après bu jógee au pouvoir ñu koy jox ay alerte mais gaz boobu balaa moo signé benn virgule ci contrat boobu gaz boobu ak Union européenne na xam lu muy signé ndax lépp lu mu ci signé après lu muy rendre compte la te bépp alal boo xam ne gaz boobu mu ngi koy générer
nañ ko delloo ci askan bi mu dellu ci askan bi parce que askan bi moo ko moom waxuñ fi di signé ay contrat yoo xam ne ay waxuma sax ay pots de vin mais ay nit di détourner des milliards comme des contrats léonins comme contrat bi doxoon diggante Franck Timis ak Petrotim lu gën a nekk scandale loolu kenn gisu ko donc Sénégalais yi li ñu wax mooy seeni alal ak seen réserve nañ leen ko dencal pour génération yi ñëw Sénégalais bu nekk gis sa bopp ci dëkk bi alal bi nga xam ne dëkk bi am na fi ku ci nekk gis ko sa bopp mais pas des minorités nekk fii sama waay di détourner des milliards di sàcc des milliards di ko def seen turi ay doom ba pare bàyyi askan bi dans le merde loolu du nekk lu ñuy accepter tey du nekk lu ñuy accepter suba encore une fois ñuy waxaat Macky Sall di ko alerte Union européenne ñu ngi ci gannaawam di ko def ay gaz et tout contrat bi mu signé bépp contrat bi mu signé diggante Union européenne ak Sénégal ci li jëm ci wàllu gaz na xam ne lépp lu mu ci signé dina ko engagé mu jël ay responsabilités ci contrat yooyu muy signé di wax sama gars yi ñu ngi ci combat bi le combat continue la patrie ou la mort nous vaincront di leen wax ba fan yi incha allah jaa ngeen jëf